asalaamaaleykum Sénégal sénégalais yi foo leen toll ci àdduna Khadim Gueye Cheikh bi ñëw na ziar leen du leen jox loxo ndax Covid 19 bi mais di leen jox fii comme ni mu koy defee voilà. am na ñu ma woo ñu ne ma dégguñu la semaine passée ok c'est vrai parce que man ni ma leen ko waxee man pour ñëw di wax rek génn en vidéo ngeen may gis semaine bu nekk ah bu ma sañoon loolu day am coono la sax. waaye boo koy def dafa fekk mu war koo jar man bu ma amul lu may wax doo leen ma gis mais xam leen ne maa ngi sant yàlla dolli ci li ma ko santoon soo leen ma gisul benn semaine xam leen ne semaine boobu daal Khadim gisul lenn loo xam ne war na génn di ca wax je dois pas sortir juste pour def ko pour ngeen gis ma ñëw fi di wax waxi kasaw kooku intéressé wu ma voilà bu ma gisee nag lu jar wax wala man damay déglu information yi ni ngeen koy dégloo su ma gisee loo xam ne si vraiment jar na indi ay leeral ma ñëw jox leen sama contribution waaw nee naa leen je détiens pas la vérité mais nag doomu aadama la di sénégalais comme yéen waaw am ñoo xam ne xëy na duñ suivre information ni ñu ko war a suivre ñoo may woo di ma yónnee li wax nañ lii am na fee lan nga ci xalaat affaire yooyu ok donc bu ma defee sama valutation ma xool xam ne lii jar na ma indi ci ay leeral je le fais pour ñoom ñooñu ak ñi nga xam ne xamuñu mu woon sax ok wala déggoon nañ argument boobu te xamuñu ci dara ma indi leen ci sama contribution bu ndaw ci leeral yoo xam ne samay gëstu may na ma ko waaw parce que man nee naa du ma dégg tel ne damu na man lu ma dégg damay woo ñam concerné ma laaj leen lan mooy vérité ñu wax ma ko ma ñëw jot leen ko bu dee dëgg la baax na bu dul dëgg suñu borom xam na mais du ma inventé damay laaj bañ wax ma ñëw jot leen waaw loolu daal laa leen mënal soo leen ma gisul rek xam leen ne je n'ai rien à dire génn fi naan salaamaaleykum maaleykum sa waxi picc moom bokkul samay bagage ok tey nag li tax ma ñëw ñaari leeral laa bëgg indi ñaar te ma bëgg vidéo bi am na fu muy déparé mais am na aussi suite ba mooy première part ak deuxième part première partie deuxième partie première partie bi dinaa leen ci leeral loo xam ne dégg ngeen 2STV ñaari semaines yi ñu affronté benn thème boo xam ne defoon nañu jàll na sax mooy aide yi nga xam ne si ñëwoon na fii ci réewum Italie fi nga xam ne man mii fi lay dund voilà donc man yàgg naa leen ko wax man lu ma xamul bu la xew ca France ak la xew ca Espagne ak yooyu yëpp ak Amérique mën naa koo dégg waaye li nga xam moo xew ci Italie gii nga xam bu ma amul lu ma leer mën naa yëkk sama téléphone bii woo ambassadeur ba wala ku taq ca moom wala ma woo consul ba wala ku taq ca moom mu jox ma ci ay firnde yu leer du ma ci wax su ma amee yooyu nag am naa sañ-sañu wax leen ci Italie li fi xew la xew ci yeneen dëkk nag mën naa dégg dong waaw mu mën a gëm wala ma ñàkk gëm waaye fii nag ñi nga xam ne si ñoo fi représenter le gouvernement sénégalais defe naa ne bu amee lu concerne gouvernement ba su ma ci waxee ak ñoom daañu ma jox ay leeral parce que xam nañ ne am na ñu may déglu am na ñoo xam ne si bu ñu déggee sama kàddu gii daañu xam ne ci source yu wóor laa ko jëlee voilà. donc kooku mooy première partie bi ci émission 2S boobu dégg ngeen ñu ne aide yi ci studio ba dégg ngeen li ngeen fa dégg rek mooy ñoo xam ne si dañ ne jotuñu xaalis ba waaye déggu leen fa kenn koo xam ne na jot na ko kooku rek déjà erreur la parce que tey dinaa ko démontrer parce que man duma féete fii donc tax ma ne lu neex fee rek lay wax déedéet damay déglu fii déglu fee te tey dinaa ko tegal daa leen tegal ñoo xam jotuñu ko même ñooñu leen tegal ci 2S dañoo dagg seen ay wax parce que question de temps la télévision yéen a ma gën a xam national yi mënuñu jël vidéo 6 minutes di ko jàllale buñ ci jàllale ñeenti nit rek xam nga day couvrir espace bi ñu amoon yépp donc kooku def naa bu leen ko xamul man mi mën naa leen ko confirmer que ne lu nekk la ci espace yi boo amee 1 heure de temps am ay invité yu ne ci studio bi wa am ay vidéo am ay appels yu ñu war a def donc il faut nga limiter temps bi nit ki bu waxee 2 minutes de télévision rek lu bare la 1 minute télévision sax dafa bare gars yi nag bu ñuy enregistré ay vidéo dañ koy ay 6 minutes 7 minutes wax lu leen neex télévision ba rek mënut a jël fa nga départ ba fa nga mujj day jël essentiel ba rek mu jàllale ko quoi donc 2S la lañ def li ma ci gisul rek sincèrement mooy ñoo xam ne ñoom teg nañ leen ñu ne ñoom jël nañ jot nañ xaalis boobu voilà. seen deuxième émission bi ma déglu
démb lañ ma ko yónnee ok ma déglu ko fekk maa ngi ci doon préparer émission bi ndax première partie bu ma déggoon mooy tey jii dinaa leen tegal ñi nga xam ne si vraiment jot nañ ko ñi nga xam ne jotuñu ko comme noonu ñu leen ko waxee waaw parce que loolu moom moo gën a correct parce que sinon opinion publique bi ñiy seetaan ci àdduna lépp luy sénégalais da nga naan ah kon xaalis bi Macky Sall yónnee woon Italie mais fan la ko gars yi jaaree gannaaw gëmloo nañ leen téeméer yoo gis benn lañ ko ci jox kooku da lañ ñu gëmloo ci émission bi ku ko seetaan man na loolu laa comprendre te je pense que opinion publique bi loolu lañ comprendre te demewul noonu voilà dañ waroon teg ña nga xam ne nee nañ ñoom jot nañ ko waaw parce que plus de 22 000 demandes bu ñu la ko defalee munoo jàpp ne ñëpp daan jot xaalis boobu déedéet te xaalis bi dafa am ay critères yoo xam ne si surtout troisième partie bi parce que li gën a leer mooy dégg naa ci studio bi oustaz imam boo xam ne kuñ estimé la fii ci Bergamo bi ma nekk ok muy nit ku baax sincèrement man xamante wuñ mais dinaa dégg ay jëfam voilà ne temps wu Covid bi même naar yi marocain yeeg yëpp képp kuy jullit bu la ci yàlla jëlee day ñëw taxawu la voilà xoolul ne sénégalais ba kese wala nangam képp kuy jullit boo ñëwee jullee na la taxaw na la sang na la def na la loolu yàlla dana ko ci fay waaw waaye nag du tee aussi xëy na télévision bu ñu ko dugal yenn information yi amu ko woon au maximum te erreur bu ma koy wax rek mooy da nga waroon a jël nga woote ca ambassade bi nga laaj leen bala bu fekkee télévision surtout invité la nga xam ne aduna yëpp ñoo lay déglu la nga leen di wax dafa war a nekk lu leer question bu ñu la fa mën a poser nga mun leen jox réponse boo xam ne si kenn du ko ñaxu di ko dindi voilà mooy loolu voilà Oustaz Guèye di Guèye ngeen comme man mi ngi noonu moom vraiment yàlla na yàlla fay ko jëfam yàlla na yàlla taxawu ko ndax liggéey bu muy liggéey fii ok moom loolu rek laa koy mën a wax ak wax ko aussi ci li ma dégg ci émission bi lu wax ci fii ci waa Brescia bala ñuy commencer émission bi waa Brescia dañoo def seen liggéey waa Brescia sincèrement bi ñu jëlee 15 000 euros yooyu xaw ma 16 000 ñu jox ko hôpital boobu wax na ci moom d'accord ci woon man dégg naa crème ok waxuma ci dara ëpp ñoom la xalaatam la justement ci démocratie la ñuy dund donc c'est juste mais aussi bu ko war a leeral que ne en Brescia boobu balaa Covid 19 bi di am population sénégalaise ba fa nekk dañoo gis taxawaay boo xam ne autorité yi nga xam ñooy nekk Brescia yi taxawu nañ leen ko te feebar bi am na temps yoo xam bala muy ñëw Sénégal googu fii la jëkkoon dal man mii def naa ci émission yu dul jeex dama ko doon def chaque jour ma defal leen vidéo képp ku may seetaan war na ko mën a gis sinon boo demee ci Khadim Gueye TV sama chaîne bi di nga gis émission yu noonu di leen jox ñaata ñoo fi feebar ñaata ñoo ci dee ñaata ñoom ñoo ci nekk en thérapie intensive chaque jour dama leen ko doon jox ba keroog affaire bi wàññeeku ba jaratu ko may doog a bàyyi ok donc ñoom bañ defee loolu man mii yëgal nañ ma ko. invité naa ci koo xam ne si mooy Moustapha Diagne nekkoon fee nga xam moom association ne foofu yëpp moo leen géré mu wax ma geste boobu ñu def muy geste boo xam dama ko rafetlu parce que nit ki il faut nga dund ak moom pour xam noo war a comporter wu ak moom te sénégalais du nangu kenn gën koo gore donc moom ñoom bañ defee action boobu nekkul dañoo dajale xaalis bi parce que wax aussi bu ñu la yóbboo ci télévision dafa war a leer parce que nit ki toog lu déglu xamul réalité bi nu mu demee mën na ko interpréter noo xam ne si day grave communication c'est quelque chose de très sensible voilà ñoom jëluñu 15 000 euros wala 16 000 ñu jëm jox ko hôpital ba bàyyi sénégalais déedéet non jàppal ne am na dajale nañ ci ñun ñu am suñu 30 000 euros ñu jël 15 000 yi séddale ko sénégalais yi ndax Brescia xam nañ association dañ doon dem kër ñoo xam ne si ay góor yàlla lañ yàlla nattu na leen ñu jël ay mbuus di leen ci defal ay dugg di leen ci defal xaalis di leen defal yóbbu di ko dem ci kër yi di ko yóbbu te kenn yëgut ndax loolu la yàlla bëgg dañ ne la gis nga silmaxa boobu nga xam yaa ngi dajeeg moom ci bedd bi di ko sarax sa loxo ndeyjoor bi li mu ko jox bu càmmoñ bi waru koo yëg sinon ngistal lay doon Brescia di leen tàcc ci loolu def nañ ci lu bare lu ma yëg dem nañ ci kër yu bare ay góor yoo xam ne si bëgguñu xam seenu ñàkk ne dara ñu defal leen ko ci suuf kooku Brescia def nañ ko xaalis booba dañoo jël lu ca bare ñu def ko ci ñoom waaye nag boo nekkee ci benn communauté di ñu taxawu leen
ba yéen ñii ngeen mën a taxawu seeni mbokk ci Sénégal ak seeni famille ñooña balaa feebar bi di àgg Sénégal fii la jiite woon ñu wax leen fi numéro yi dul jeex Brescia bi gënoon cee grave ak Milan ak Bergamo bi voilà ñoom ñu am ngor ñii gannaaw ñooñu doon taxaw démb ak bërki démb ñoom ñi ngi ci difficulté bi en tant que communauté sénégalaise war nañoo jël won leen ne ñun ñu ngi leen di jàppale ñun amuñu yoruñu waaye lu ñu amaku si néew te xam ne ci yéen ñii lañ koy jëlee ndax yéen a ñu jël ñuy liggéey ngeen ñuy fay ba ñu yor suñu njaboot bu ngeen toll ci difficulté war nañ kenn ku ne nga jël ca la nga yoraku si néew ñu dajale ko ñu won leen ne on est reconnaissant ndax sénégalais teraanga la xam looloo tax waa Brescia ñoom ñu jëloon loolu def ko mais c'est pas parce que dañ koo jël naan dañuy bàyyi sénégalais di ko jox ay tubaab déedéet bañ leen koy jox tubaab yi sonn nañ te ëllëg la ñuy xool mbas mi dana fi jaar ñu ngi koy ñaan yàlla ci lu mu gën a gaawe fu ñu leen jàppoon daañ leen fi gën a teg ndimbal lañ leen doon dimbali daañ leen ko gën a dimbali ndax yàgg nañ leen a dimbali balaa feebar bii mbas mi di am looloo tax ñoom ils étaient reconnaissants loolu tax ñu def ko imam yuuxu nga sa xalaat nga def ak lépp waaye waa Brescia ge lañ def bu doon man mii loolu lay def yow mii moom nga waroon def képp koo xam ne gor nga ñu jëla teranga que la ko ji bis bu nekkee ci difficulté won ko ne gënuma gore foofu laa yem ci loolu jeex na bañ ñëwaatee tamit wax nañ la laaj nañ la ca studio ba ay critères yi nga xam ne si moom nga war a am pour nga mën a am ci 3 tranches yi parce que waxtam day leer tranche yi dafa am nu mu demee première tranche dañu la képp koo xam da ngaa feebar fii dafa naa Yankoba jum leeral na leen ko mais dama ciy dolli tuuti rek lu ndaw mooy Yankoba la mu leen wax mooy te oustaz leeralu leen ko parce que kan ne ca studio ba xaritam boobu mu jàkkaar laaj bi yan critère la wax ñu ci ñaar yooyu waxu ko dafa jël Angleterre ak pomme de terre mu boole leen te munta nekk buñ ne la ñetti tranche la dama la koy leeral premier ba koo xam ne dangaa faatu fii ci coronavirus bi 2000 euros lañ lay jox képp koo xam ne tàggat tembe ni ko sa waay di waxee Yankoba dangaa jóge woon France wala nga jóge woon Sénégal ñëw fi pour quelques jours nga bloqué wu fi mënoo dellu Macky Sall calcule 500 euros yu ñu lay jox ok kooku di première tranche ba ak képp koo xam ne dangaa feebar bi dalaa dal ñu war la jox 500 euros kooku benn part la deuxième ba ñëw ñu ne les étudiants yooyu nag du ñu nekk Italie kese ay Chypre ay Malta ay San Marino yooyu yu mat fukki réew yoo xam ne ñi ngi ci fii amuñu ay ambassade mais ci bu Italie bii lañu dépendre Pape Abdoulaye Seck mii moo leen jël en charge voilà donc parce que bu leen dégg da ngeen dégg ñu ne Italie rek yónnee nañ nangam Italie mais est-ce que limal nañ leen réew yooyu ñu leen wax y a des Sénégalais yoo xam ne comme ni ñu nekkee fii noonu lañ nekkee foofu mais ñoom ñëpp ci jurisprudence bu Rome lañ bokk ñu leen ko war a jox donc nit ki lu muy wax tam dafa war a leer bu ñu jógee troisième ba dañ la 300 euros ya 300 euros yi plateforme lañ créé oustaz da nga leen waroon wax plateforme boobu nan lay doxee yan condition la man mii wax ak yéen sonn naa ci def naa ci ay vidéo def naa ci ay live en direct expliqué naa ci am na nit ñoo xam man mi maa leen ko dugal sama ordinateur bii te nekkuma di lijjanti yi tax jot nañ ko wala jotuñu ko ba yi mbir ya mate xam naa ba mu jox nañ leen ko waaw am na sama mbokkum chroniqueur bu nekk fii def na ci live bu mag ne dara amuñu ko jotuñu dara dugg na fii génn à la fin jot na 300 euros yooyu ndax condition ba mu nekk la voilà man mii nga xam ne dama yor contrat de travail di liggéey ñu may fay même bu sama usine tëjoon nañ fi ay 20 jours ils m'ont payé waaw dañ ma fay loolu donc man bokkuma ci 300 euros yooyu man plateforme bu mënu ma fa dugal dara ba jot ko dañuy wax tamit kii luy dëgg ña tax mu jóg mooy koo xam ne amul condition ba mu am fay ñu ko ay salaire bu toogoon këram tam ñu ko fay dégg naa tamit ñu ne nord bi fi la Sénégalais yi ëppee justement Brescia Bergamo Milan mais Brescia Bergamo Milan 98% yi ñoo ngi ci société di liggéey ñu leen di jox salaire yu mat bu ñu tëddee dem Sénégal seen ay fête seen ay férié sax dañ leen koy fay donc kooku 300 euros bu ko jëlee baadoola la voilà ndax am na ñu ko gën a yeeyoo ñenn ci sud ba la ñu wax leen yaa ngi ko wax leen ko mooy ñi ko gën a soxla ndax ñooñu liggéey ay usine amu fa ci sud ba yoo xam dañ leen di fay amuñu ay férié bu ñu feebaree tëdd seen kër kenn du leen fay dara ñoom ñoo koy lijjanti mais yow mii man mii bu ma tëddee sama kër 15 jours 20 jours je suis payé
waaw dañ may fay kenn ci sud bu amul possibilité boobu donc def naa ne kee moo ko gën a yelloo 300 euros yooyu loolu lañ ne di wax c'est pas parce que fan la densité sénégalais yi ëppee fan lañ ëppee donc dañ war a jël xaalis bi séddale leen ko déedéet man buñ ma ko joxee réellement mën naa ko nangu c'est quelque chose en plus mais am na ko mu gën a yeeyool ci sud ba amul possibilité bi ma am wax day leer foofu lañ waxe mais c'est pas parce que fan la sénégalais yi ëppee donc xaalis foofu la woon ëppee déedéet parce que possibilité bi nga am imaam ma am ko gars yi ngay wax ci Bergamo Brescia ak Milan ñu am ko gars yi amuñu ko ñee seen saak bee lañ yaakaar boo leen tëjee seen kër gee 2 semaines 3 semaines lu ñu lekk la leen di tër waaw ba ñu ñii ñooy dajale ak association yi ngeen wax ñu nekk fii yu mag yi ne fii ñu dajale xaalis boobu dem ci ndeysaan ci suuf di leen yóbbul saak yooyu di leen jox xaalis yooyu te nekk ñu di ko wax vente fenn xaaruñu ci état xaaruñu ci kenn donc plateforme boobu tam dañu bëgg a vérifier ndax Khadim Gueye mi nga xam ne am na possibilité lu tax parce que bu ñu ko bàyyoon ne sénégalais yi rek la man damay déposer nga déposer keneen déposer ñëpp déposer muy ay milliards yu lu jeex njox bi loo xam man 300 euros du ma wàññil dara yàlla dimbali na ma yàlla dimbali na la oustaz yow moomu yàlla dimbali na ñi xam ñi ngi ci fabrique yi di liggéey donc on doit renoncer à ces 300 euros là donc commission boobu li doon seen liggéey mooy ñu vérifier loolu te commission ba nee naa la nit ku ñëpp di jubli di dëngal Pape Abdoulaye Seck muy ambassadeur bii ba xaalis boobu ñëwee man mi yëg naa ko ci moom laa ko yëgee voilà mu taxawal commission boobu ba mu ci dégg tamit dama ko rafetlu bu ko neexoon jël benn commission wala mu ne man ak consul bi rek ñun ñoo ngi décider def ku ñu ko neex association bu ma neex mu jël benn somme jox la déedéet association yi xëy na leen naqari mooy lu ñu jëlu xaalis ba teg ko seeni loxo ne leen da ngeen di jaar fii remplir diw bu ñu xoolee conditions yu mat ñu jox ko bu ko matul du jot dërëm ndax Italie bi ñu nekk man mi 600 euros yi ngeen doon dégg ñu koy wax mënu ma ko jot parce que je suis salarié même buñ tëjee sama fu may liggéey am naa case lu ñuy wax case intégrazione je suis payé donc bu ma dugalee sax dañ koy refuser kooku dañ ko war a di leeral di ko wax sinon dañuy defe ne képp ku nekk Italie rek ñu ngay jël 600 euros yi di ko jox déedéet man mi am naa sœur bu ma bokkal ndek baay ay létt lay def fële ca Pescara man mii maa ko dugal fii ma nga woon Sénégal sax 600 euros Sénégal la ko fekk ndax booba amul nekkul ci condition yu ma nekk man mais man xalaatuma woon di ko déposer fee comme nu ma ko xalaatul di ko déposer ci plateforme bi nga xam ne si mooy bu Sénégal ndax condition yi ñu wax ak fa mu war a toll yàlla dimbali ma ba nekkuma fa donc dama ko war a bàyyi ak ñee mais lépp loo gis rek am nañu déshonnête fan yi ñuy wax ak yéen képp ku nekk ci italien mun mooy dégg te du weddi li ma wax y a des députés de la République italienne yoo xam ne 600 euros yi ma leen di wax sama sœur maa ko déposé te man mii di nekk ouvrier normal ñu may fay sama salaire aw ma droit di ko déposer député yooyu fexe nañ ba déposer ko ñu leen di fay ay 15-20 000 euros par weer ñu fexe ba foqale ba tax ju dugal 600 euros yi récupérer ko tey ji yàlla weer na leen ba fan yi mooy débat ci Italie lii ma wax képp koy dugg et déglu information nekk Italie doo ko dindi waa Lega Nord yi ci bare suspendre nañ leen ay député de la République dem jël 600 euros kuy fayu 16 000 euros par weer nga dem di jël 600 euros am ñoo xam italien yoo xam amuñu xëy amuñu ngont amuñu liggéey amuñu dara ñu leen dimbalee loolu yow nga fexe ba dugg ca loola ñu jox la xaalis booba mi ngi mel ne man mi ma ko doon gagné rek furbalu bu fexe ba roof ko ci plateforme bi ba jox ma 300 euros yooyu te ñee la ñuy gagné man 16 000 euros la ñuy gagné par weer député laa la wax bu Italie fan yii moo fiy débat li ma leen di wax yow mii may dégg nekk Italie xam nga li ma lay wax sinon demal nga informé wu donc plateforme bi oustaz bañ leen laaj critères yi dañ la waroon laaj lee bokkul ak ku faatu ci coronavirus kooku première phase ba la woon ak ku fi tàggoon ak koo xam ne si corona daf la daloon première phase ba la deuxième c'est les étudiants ne sont pas seulement en Italie ñi nekk feek ñi nekk ay Chypre ñi nekk ay Malta ñi nekk ay San Marino réew yi nga xam ne ñu ngi sëq Italie ay Grèce ak cëpp Sénégal yi fa nekk dañ doon jël 200 euros yi di la ko jox bi ñu ñëwee ci 300 euros yi dañ la laaj il faut nga démontrer que yow liggéeyoo amoo benn entrée toutes ces choses là laaj ko documents yooyu nga dugal ko ci plateforme bi jàng na jàngul bu jàngut bu ñëwee man nii lañ ca wax circulaire ba xam naa ko indil kayit mu dugal la ko ci plateforme bi dañ ko joxe. boo ko fa dugalee commission boobu nag fii la mbir mi war a leere
parce que bu fekkoon ay tappale dañ ko ci jëlee gouvernement Sénégal jële ko ci wala Pape Abdoulaye Seck jël ne damay tappale du ci dugal ay membres de l'opposition lu tax déggu leen Mame Diarra Fam te boo leen ko déggee bu dee yàllaa tax muy wax da leen wax ne fii ay tappale amu fi Nango Seck lu tax déggu leen ko ba ñuy wax ci affaire koor yi ñu yóbbu Sénégal bi gis ngeen ko télévision ak site yi fu nekk chaque jour daawoon man mii Nango ci laa ko xamee waaw mais lii bi mu amee dañ leen a jiital Mame Diarra Nango ña nga ci commission ba association bu nekk jël sa benn membre teg la mënuñu woon gisante mais en vidéoconférence la ñoo gisante ak son excellence l'ambassadeur Pape Abdoulaye Seck yéen ñii la délégué ngeen xool plateforme bi képp ku fa déposé muy Khadim Gueye muy ma Samba muy ma Demba xool leen ndax critères yi am na ko bu leen nee am na ko rek ma signé ngeen jox ko 300 euros mu wax la fa ñu koy versé nii la affaire bi demee waaw. ki lay tappaleel nag du jël sab noonu di ko def Nango Seck xam ne àndul ak Macky Sall Mame Diarra àndul ak Macky Sall assument nag président association yi ñoo xam ne ña nga féete fu nekk nga jël leen jiital leen ci loolu donc bu dee triandage am na ci jàpp leen les députés de la diaspora ak les présidents des associations et des daïra yi nga xam ne amu ci kenn ku mën a taxaw ne il n'est pas informé il n'était pas informé voilà buñ jël benn programme télévision ñu jël ñetti nit teg leen ñu ne ñun jotuñu man maay président wu association xawma nangam bla 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 xawma ko am na loo xam ne dañ koy wax c'est la privacy loo xam ne man samay dates ils n'ont pas le droit muy ambassade muy consulat muy qui que ce soit di ko jël naan da koy jox président association parce qu'il représente les non président association xam nga lu ñu ko laaj ma nga ci commission ba xam nga lu ñu ko laaj Khadim ngay jàngul mënut a bind nga ñëw dimbali ko mu bind mu déposé waaw buñ ko rejeté daañ ko jox ban motivation moo tax ñu rejeté ko soo ko mënee jàppale ci def ko mais il n'est pas ils sont pas tenus naan président association beeg man maay association ful beeg xaw ma yu kenn xamut dañ ma war a rendre compte jox ma ay liste non sama ay dates buñ ma ko joxee sama sutura la parce que mën nañoo jox nga ëllëg nga dem weer ma ci àdduna naan Khadim ngay joxoon nañ ko 300 euros diw jox nañ ko 300 euros non kooku amut c'est la privacy dafa war a leer yéen seen liggéey def ngeen ko te defe naa ambassadeur bi fi ñëwee ba tey amul benn affaire boo xam ne benn initiative boo xam jël na ko te yónneewu ko président association yi ak président daayira yi lépp lu am yëg ngeen ko xam ngeen ko donc loo leen ci amul leen leer mën ngeen jël seen lettre wala ngeen jël seen numéro téléphone ngeen woo leen ñoom ñu leeral leen ko mais dem ci télévision jotuma naan yéen a estimé yéen sur 1000 personnes benn nit lañ ko jox kooku yow da ngaa ñeme yàlla la ngay wax amut dinaa ko démontrer ne fu leen teg ne nit ñi nee nañ jotuñu ko ma tagal leen ñoo xam jot nañ ko qu'est-ce que ça veut dire alors dëgg yi fan la nekk fan la nekk lu tax les députés de la diaspora nga xam ne ñoom sont contre le président Macky Sall ñoom doon yàkkamti occasion bu mel nii pour ñu jam ci président lu tax ñoom ñu ne pat ça veut dire que lépp tegu na ci yoon. loolu nag laa bëggoon am lu ma leen di wax di leen tegal nag fii actuellement ay série yoo xam ne si dangaa leen tegal parce que bu ma leen tegalee ñi nga xam dañ ne jot nañ kese da ngeen ne man dama féete boor déedéet non man féete wu ma benn côté man foo côté dëgg ba laa féete waaw je suis avec Macky Sall nëbbu ma ko lii oustaz doon wax moom rek mooy homme de média bu ñemee wax ci Macky Sall déet man opération jant bi maa ko def fii ci Italie làqtuuma nëbbtuuma je suis avec Macky Sall aujourd'hui et je serai avec lui demain ak après demain fu mu ne je suis pas de l'APR mais je suis mackiste ma répété waat ko pour la 10e fois APR sama yoon nekku ci mais man je suis avec Macky Sall bu Macky Sall jógoon tey ne benn parti nangam laa yor beneen Macky Sall laay waxal waxuma parti ba loolu dama koy wax mu leer oustaz boo xamul woon loolu nga xam ko wala nañ la woon opération jël nga xool qu'est-ce que j'ai fait pour Macky Sall ci li nga xam ne si mooy campagne bi jàll nañ ko romb nañ ko amul benn problème gagné na ok léegi nag bala may ñëw ci affaire boobu nga xam mooy deuxième bi mu leen noonu wax mooy affaire Mali boobu am rapport ak les mandats de Macky Sall voilà balaa loolu di ñëw nag dama bëgg tegal leen ko en fil benn par benn ngeen déglul ma gaay yi nekk ci Italie ñoo jot ak ñu jotul ak lépp à différence de 2STV ni ñu ko defee man dama leen koy tegal ñi ànd ak ñi contre voilà nit ki nag loo ko bañ lëg loo ko bañ nangul ko mën a daw ak nopp yu gudd man loolu laa gëm voilà mais bu ñu jëlee benn télévision wane une part rek kooku mooy ñi ngi gëmloo nit ñi que ne fii dara doxu fa te dara amu fi ci loolu lépp
commission ba nee naa ñoo ko formé woon c'est des membres de l'opposition voilà ñooñu def naa amul lu ñuy may Macky Sall ndi ko may Pape Abdoulaye Seck mi wala ñu koy may kenn donc buñ ne pat sinon nañ génn ñoom ñu wax lan mooy dëgg bi boo leen jëlee di accuser ñiy sàcc ak di am lu ngeen ci xalaat ñaar calculer leen ñee te defe naa amuñu rapport boo xam dañuy dem naan nañ jëm yi Sénégalais yi di leen fooye nañ seddoo xaalis yi bu leen xamul mbir mi nu muy demee da ngeen di laajte ñi ngeen war yëkkati seen téléphone bi ngeen wax ak ambassadeur wala ku tax ci moom bala ngeen dem ci ay télévision di wax loo xam maîtriser woon ci dara tous ngeen ci mérité wu te vidéo yi ma leen tegal dina leen documenter loolu jeex na après nag ñu ñëw ci deuxième partie bi xool leen séquence bi après mu ñëw wax leen nag deuxième partie bi tëj space yoon. asalaamaaleykum Aline Ba dëkk fii ci Italie féete Brescia boo nekk chroniqueur fii si Italie aussi nekkoon fi ku nga xam ne jiite woon na fi aussi sénégalais yu féete wàllu Brescia ak province ñu ñëw nag comme nu ñu ko laajee bëgg a jexe suñu xalaat wala bokk comme nu nga ñu wax ne est-ce que plan de résilience boobu nga xam ne état du Sénégal jagale woon na ko diaspora bi est-ce que vraiment am na impact bu positif envers cette diaspora wala gis nañu ñu nga xam ne jot nañ ci ñun de wax dëgg yàlla placé nañ pour mën ci wax suñu xalaat te maanaam dañ koy répéter rek mais wax nañu ko waxaat nañ ko parce que aussi en tant que chroniqueur aussi man def naa ci ay émissions yu bari boo invité si ñu nga xam ne vraiment ñu nga xam ne ñoo ngi si woon ci biir système bi directement ñu nga xam ne bokk nañ ci comité de pilotage boobu nga xam ne ñoom ñoo doon saytu ñan lañ ko rajax aussi ñun ba crise bi ñëwee si wàllu Brescia fii ba ñun taxawloon nañ lu nga xam ne mu ngi tuddoon Brescia Covid-19 fii ci Brescia pour jéemoon a dimbale askan bi dimbale communauté bi si jafe-jafe yooyu nga xam ne feebar bi indi woon na ko ci si ñàkk mën a déplacé wu ak aussi lépp taxawoon ba xam ne daanaka kenn génnatul tax sa biir kër ba ñu taxalee kuréel googu nag leen benn objectif rek la amoon mooy dimbale askan bi ci plan yépp si plan yooyu nag demoon nañ ba ñu indee xaalis boobu xam ne neen nañ dañ koy dugal si diaspora bi boobu fekkoon na ñun vraiment ñoo ngi ci liggéey bi bu baax a baax gaa laaju ñu ci woon suñu xalaat mais waxoon nañ ci lañ ci xam daanaka duñ wax ne d'accord duñ ci woon suñu koy dugalee mais modalité yu ñu proposé woon ñoom ñun d'accord duñ ci woon mais daal pour résumer après joo ko développé foofu lu nga naan ndax xam nañ ku ko ci ñu si jot ak ñu si jotul man mii di wax ak yow de lu ma ci dugalal ci nit personnellement ëpp na 20 te si biir Brescia Covid-19 boobu lu ñu ci dugal xamuñu lu mu toll mais man personnellement xawma si ñu ma dugalal kenn ku ci jot xam naa nag ñaar ñu nga xam ne dégg naa ne jot nañ ci kenn ki Brescia la nekk man tax ci Facebook bi laa gis mu dugal naan jot na ak sam benn xarit bu nga xam ne au niveau du centre la nekk loolu nag mais ñun en tant que chroniqueur def nañ ci ay émission invité ci aussi kuréel yu nga xam ne yu mel noonu la woon taxawu askan bi lu demee ne comme comité de pilotage boobu xam ne association yi ko dajale woon invité naa fi As Kassé monsieur As Kassé waxtaan nañ ci ndax mais ñoom tax xamuñu woon ñan ndax nit ñi jot nañ ci amuñ ci woon ay benn document bu nga xam den wax ne kii jot na ak kee jotul ak yeneen kuréel yu nga xam ne def nañ ci émission waxtaan ceeg ñoom ñoo xam ne luñ dugal ci ay nit ëpp na 100 di dem mais mënuñu taxaw ne la kenn jot na ko ci muy fii ci Brescia lay waxee mais Brescia dafa nekk campionné bu nga xam dafa am solo parce que buñ nee Italie rek xel yëpp dañuy dem Brescia buñ nee Covid bi aussi xel yëpp day dem Italie te buñ nee Italie dañ naan Lombardie bi impacté yi boo xoolee 80% des impactés si Lombardie bi la ñu nekkoon mooy ñu nga xam ne ñoo feebaroon ñoo soxla woon ndimbal 80 ou 85 tax mun nañu wax 90 fi lañ nekkoon ci wàllu ndimbal bi lu nekk ci Lombardie bi aussi xam nañu ne nekkul woon feneen mais kon donc bu ñu demee ba axe boobu muy Bergamo Milan Brescia pour nga gis nit ku la ne ndax nit jot na ci mu jafe la lool jafe gis kon mun nañoo wax ne boobu loolu campagne bu baax la boo te xam ne mën nañu wax ne plan de résilience boobu xam ne dafa ñëwoon pour dugal fi xaalis ne pour diaspora bi la kenn jotu ci wala boog impact bu mu am c'est minime wala c'est négatif te loolu aussi man en tant que chroniqueur en tant que ñu nga xam ne dañuy def des émissions sur ça ñun fi invité ñëpp ñu nga xam ne ay responsable association lu bokk ci kuréel yi amul kenn ku nga xam ne taxaw na wax lu wutee ak lii nii kon donc ñun lu ñuy wax mooy gisuñu njëriñam
voilà loolu daal la ñu mën a wax ne gisuñu njëriñam. Covid bi nag vraiment indi na ay situation yu garaaw situation yu doy waar te aussi après Covid bi aussi dana indi ay situation yu yéeme yu doy waar mais daal lu ñu ci ñaan daal di ci wax mooy état bi yu mel nii bu koy defati na ci waxtaan ak communauté bi ku ci nekk jël ci wax ci sa xalaat ba telle sorte que bu ñu paree den tënk xalaat yooyu yëpp ba xool la solution la meilleure parce que wax dëgg yàlla 300 euros nga def la demande mu nga toog 4 mois wala 3 mois ñu doog a statuer ndax den la jaxam den mu mat 5 mois les associations ñun kuréel yu ndaw yu ñu taxawaloon rek xam ne on donnait 150 100 euros te loolu ça nécessitait même pas 2 jours ou 3 jours kon donc loolu fayit la même bu fekkoon tax jax nañ ñëpp en l'espace de 3 mois 4 mois pour nga mën a jot 300 euros loolu ça vaut pas la peine kon donc ñoo ngi leen di ñaan rek beneen yoon bu ñuy defati yu mel noonu ñu waxtaan ci ak askan bi waxtaan ci ak ñu nga xam ne aussi vraiment ñoo ngi yëngu vraiment les acteurs ñu nga xam ñoo ngi yëngu ci diaspora bi ñoo ngi yëngu ci communauté bi donc témoignage yu ndaw yooyu daal lañ amoon ci comme loolu nga ñu doon laaj luñ ci doon jeex di leen sant di leen gërëm vraiment di suivre aussi l'émission bi ngeen di def envers la diaspora bu nga xam ne mu ngi daw ci 2STV di ko rafetlu quoi di ko rafetlu lool man des fois ma tombé ci mais bu ñu mënee daal di renouveler affaire di gën a ñaax di gën a gëstu pour am les vrais acteurs yu nga xam ne ñoo ngi nekk dans le système pour man di ci wax lu nga xam ne dana jëriñ diaspora parce que parfois aussi ñu dégg ci ñu nga xam ne wala di ci dégg lu nga xam ne ça n'a rien à voir ak lu diaspora bi jund parce que kii ngeen am tey muy oustaz Abdou Sayer xam ne man sama xarit la ñoo bokkoon tax di liggéey ci télé bu nga xam ne ñoo ci lañ nekkoon di ci liggéey ensemble même temps yi Covid bi on travaille ensemble aussi moom mii mun na la moom man tey ku ma ne woon ñaata ñoo ci faatu fii nii si diggante Brescia Milan Bergamo xaw ma ko mais moom mi xam na ko parce que mu ngi si doon liggéey ak ay pompes funèbres yu nga xam ne tëddul woon nelawul te dañ daan déggante ay guddi si cas yu bëri yu nga xam ne xam nañ ko te pourtant loolu am na ñu pëñoo ko xam télé yi wax ak rajo yi xamuñ ci dara te pourtant y a des gens comme lui yu nga xam ne liggéey nañ ci liggéey. waaw asalaamaaleykum soxna Mbayang Thiam man la Abdou Karim Fall depuis Italie Pescara de la région Pescara Abruzzo maa ngi lay nuyu bu baax soxna si di am mbégte bu baax nag ci émission bi nga xamante ni moom la ñuy def jagleel ko les Sénégal de l'extérieur de la diaspora di nuyu nag bu baax El Hadj Ndiaye mi nga xamante ni mooy borom kër gi ñu ngi koy nuyu di ko ziar vraiment di indi rek suñu participation di nuyu sa invité boobu nga xamante ni tey moo nekk ci plateau bi ñu ngi koy nuyu di ko sargal di nuyu suñ kilifa diine yépp di ñaan yàlla mbas mi nga xamante ni yàlla ko fi wàccee yàlla jële ko fi ci barke mag ñi ñu ñëwoon rek indi suñu contribution bu ndaw rek ci émission bi par rapport ak li nga xamante ni ñi ngi koy gis ginnaaw bi nga xamante ni Covid bi ñëw na ñuy nuyu nag son excellence le président Macky Sall bu baax a baax ak suñu kilifa diine yépp kilifa aada yi di ko sant nag ci geste bu rafet bi nga xamante ne bu noble bi mu defal Sénégalais de l'extérieur yi ginnaaw bi nga xamante ni mbas mi am na mu génne fukki milliards ak ñaar ak juróomi téeméeri millions jagleel ñu ko ni ñu nekk ci diaspora bi ñu di ko sant nag bu baax a baax ndax bari na ñoo xam ñi ngi fii ci Italie jot nañ ci xaalis boobu ku ci mel ni man jot naa sama 300 euros am na ñu may wooj en tant que koo xamante ne damaa ne ci daayira Serigne Touba di dem ci xadaratul juma di dem ci daayira xaadri ak laayeen yi ñépp ñi nga xamante ni jot nañ ci nekk ci zone bi kenn ku ne wool nga ma sa bopp wan ni ma man de 300 euros yi ñu doon wax jot naa ci man nag dama xëy rek dem ci compte bi vérifier ñu gis ni ma ambassade Sénégal bi nekk Rome dugal na la 300 euros ci Covid-19 bi am na ñoo xamante ni biñ may woon ni ma jot nañ seen xaalis ñi ngi Sénégal ci région Abruzzo Pescara bii lañ dëkk ñoo ma wool seen bopp war ni ma jot na seen 300 euros ci boobu instant boobu ñi ngi Sénégal kon nag président ñi ngi koy remercier bu baax parce que premier tranche bi mu ñëwee toll ñu ci 465 millions am na beneen tranche bu duggaat ñu ngi tolluwaat ci 465 millions muy 900 millions mu jëm ci Italie ak li ko wër Italie ak li ko wër bu ñu ko waxee Italie la
Malta Grèce ak Hongrie ak yeneen réew yoo xamante ni Italie moo leen boot ci seen juridiction kon président ñi ngi koy gërëm di ko sant am na nag ñu jotagul mais dañ koy ñaan rek ndax lii ndimbal la Italie ni mu fi demee am na ci Sénégal yoo xam jotuñu mais dañuy remercier bu baax son excellence le président Macky Sall ci geste bu rafet bi mu def maanaam le fait que mu problème am rek mu xam ni ñi daan dugal ay milliards tey naa leen jàppale fa ñu ne muy Europe Afrique Asie Amérique foo ci dem ci ambassades yi wala ci consul yi ñoom dañ lay wax que ni am na Sénégalais boo xam fii la nekkoon Calais Allemagne man moo ma wool ni ma bi ma demee Allemagne damaa dem ci ambassade bi wan leen sama vie wan leen sama billet ak sama séjour ñoo xam ne Italie laa jóge ñu jox ma sama xaalis ci Covid bi ma joxe samay document signé ñu jox ma sama xaalis fii nit daf may wax ni ma man jot naa ba ki ma dugaloon jot na kon président ñu di la sant di sant sa ministre di sant le ministre Moïse Sarr di sant le directeur de Sénégal de l'extérieur ñi ngi lay sant daal di la gërëm di la xamal que ni daal kepp soxna si Thiam soxna Mbaye xaalis bi nga xam ne président joxe woon na ko mu jëm ci diaspora bi fii ci Italie am na ñoo xam ne jot nañ man ci laa bokk am na ñu mel ne ñoom am na ñoo xam ñoo may wool seen bopp wax ne ma jot naa sama 300 euros damaa dem ci sama compte vérifier ko fekk ci ñu ne ma ambassade bi viré na la sa 300 euros sa compte te noonu ma jote ñi la étudiants yi jote ñi nga xamante ni li ñuy woowee les vulnérabilités noonu lañ jote ñiy liggéey ci secteur informel noonu lañ jote ñi nga xam dañ fay bloqué noonu lañ jote ñi nga xam Covid bi daf leen impact noonu lañ jote ñi fi wàcc liggéey ci naturel noonu lañ jote ñi nga xamante ni Covid bi moo leen jëlit ci noonu lañ jote kon ñi ngi sant bu baax président Macky Sall ñi ngi lay remercier di la wax rek nga gën a gëstuwaat diaspora bi taxawaay bi rafet na mais ñi ngi lay ñaanal xamante ni ñun ñu nekk ci daayira association gis nañ sa taxawaay jërëjëf maa ngi lay ziar bu baax soxna si di nuyu El Hadj Ndiaye bu baax a baax di la ñaanal émission bu jàll ci jàmm ak salaam di nuyu imam bu baax a baax vraiment di la remercier di sant ñëpp vraiment ñu ngi doon àddoo fii ci Pescara in Abruzzo de la région Pescara Abruzzo Italie jërëjëf soxna si Thiam nuyu ñu El Hadj bu baax a baax jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu soxna Mbayeen ñu ngi lay nuyu di nuyu sa invité bu tedd boobu muy Oustaz Abdou Guèye nekk rakk xarit jarbaat si ñun nekk ku tedd doomu ku tedd nekk nit ku baax ku yiw boo xam ne ni xale la waaye yu xale yu bari royoon ci moom kon aduna bu neex lañuy am ci suñu jeunesse ñu koy gërëm di ko sant ci taxawaayam ci diine di rafetlu tamit taxawaayam ci jullit yi ci Europe particulièrement ci Italie ñu kontaan bu baax a baax nag ci première édition bi muy samedi passé nga invité waat ko tey ñu war a waxtaan nag ci li nga xam ne ni moom mooy aide sociale bi nga xam ne ni état Sénégal envoyé woon na ko fii ci Italie particulièrement ñun ñu dëkk ci nord bi nekk zone Lombardia ndax man mii di wax ak yéen maa ngi tudd Mouhamadou Habib Kane nekk président coopérative d'habitat Fulbe nekk en même temps coordinateur chargé de relations extérieures bu association Fulbe bu Italie association bi tolloog lu war a tolloog 6000 membres mu nekk association boo xam ne ni association bu mag la mu wër Italie yëpp dajale nag juróom-ñeenti réewu Afrique ñoo xam ne ni pulaar la ñuy wax donc du Sénégal rek mais 80% des membres sont sénégalais bu fekkee ne ñu ngi wax te yàlla rek tax ñuy wax tamit ci li nga xam ne nii moom mooy aide sociale bi yëg nañ ni état Sénégal dégagé na xaalis bu toll noonu mu ñëw fi yëg nañ ni yegg si na fii si Italie waaye ñun ñi nga xam ne ni en tant que coordinateur chargé de relations extérieures bu Fedde Fulbe nekkoon président commission bi nga xam ne ni moom moo nekkoon commission d'urgence pour Covid-19 moo ko doon piloté ànd seeg suñu xarit muy président Yetidia ak membres yi nga xam ne ñoo ko composé ñu aidé woon ci nag dimbali woon ci ay sénégalais yu bari pour préparer li nga xam ne nii moom moo nekkoon demande yi def nañ si lu war a tolloog
xanaa ay juróom fukk wala juróom fukk ak juróomi demande yoo xam ne nii amu si benn nit boo xam ne ni ci demande bi ñu defoon ñun koo xam ne nii jot na, ndax dossier yëpp ñun ñoo ko yoroon. kon li ñuy wax lu ñu xam la, lu ñu maîtriser la. donc dossier yi nga xam ne defaroon nañ ko yëpp te ñun ñu defar ko en tant que fête de Fulbe amu si kenn koo xam ne ni jot na ko. ci nord d'Italie bi nga xam ne ni fii la ñu nekk aussi di fi dund ci Lombardia, ñi nga xam ne dañuy dégg, bu ñu déggee téeméer mun nañu wax ni benn wala ñaar ñoo siy jot, te ñooñu dañ koy dégg mais gisuñu, su fekkee ne ni suñu xaqulaay taala moo tax ñu wax gisuñu kenn koo xam ne ni wax nañu ni moom personnellement jot na ko. kon loolu la ñu amoon lu ñu doon participer ci émission bi, di leen gërëm di leen sant, di gërëm téléspectateurs yi aussi 2STV yëpp. salaamaaleykum wa rahmatullah. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à son excellence monsieur le président de la République du Sénégal, monsieur Macky Sall. Je m'appelle Baye Eliman Yaté et je suis étudiant ici à l'université de la Calabre qui se trouve en Italie. Je suis le représentant des étudiants sénégalais qui étudient ici dans cette université. On avait même décidé de faire une grande vidéo avec la présence de tous les étudiants sénégalais qui étudient ici dans cette université. Mais à cause des mesures de barrière que le gouvernement italien a pris, on m'avait délégué comme étant le représentant, afin de lancer cette vidéo de remerciement. Donc on est très content de l'aide financière du Covid-19 que vous avez fait aux étudiants de la diaspora. Car chaque étudiant sénégalais qui étudie ici a reçu sa part, donc nous sommes très satisfaits de votre travail. Nous vous remercions chaleureusement de votre geste particulièrement généreux. J'en profite aussi de cette occasion pour parler des problèmes que les étudiants rencontrent ici dans cette université. En effet, l'université de la Calabre lance une bande de bourse à une date déterminée à tous les étudiants internationaux qui viennent étudier ici dans cette université. Mais nous avons noté que de nombreux étudiants sénégalais arrivent ici en retard, raison pour laquelle ils rencontrent des problèmes pour pouvoir postuler à cette bande afin d'avoir leur logement et leur carte de resto gratuite. Donc nous vous lançons cet appel, monsieur le président de la République, de nous venir en aide afin que chaque étudiant qui arrive ici en retard peut bénéficier en une année les logements offerts par le gouvernement sénégalais et que l'année prochaine, il pourra postuler pour la bande d'études. Nous vous remercions, monsieur le président. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ñu ngi lay nuyu yow sunu xarit suñu soppé oustaz Abdou Sayer Gueye di rafetlu ci invitation bi la soxna Mbaye def di ci sant waa 2STV yépp di rafetlu émission bi ndax bee passé gisoon nañ ñu ngi doon seetaan sa émission bi nga def mais di ko rafetlu trop macha allah bëggoon nañ cee dugg mais ligne bi moo saturé woon ba jotuñu cee dugg pour dëggal yenn kàddu yoo xam ni oustaz Abdou Sayer Gueye yëkkati woon na ko ci ndimbal loo xam ni jóge woon na ci gouvernement bi war a dugg fii ci Italie loolu ma ci taxaw tuuti di ci wax ndax limoon nañ benn somme bu fi dugg mais somme boobu bi ñu demee ba calculer xool ñi nga xam ni ñoo def demande bi ñu ko calculer kenn ku nekk 3,50 € nga war a am bi ñu ko calculer ginnaaw loolu man am na samay xarit yoo xam ni man maa leen déposé mais ba fii may wax ak yow jotuñu dara di dëggal kàddu yooyu rek ndax man maa def loolu bu loolu wéyee nag di nuyu oustaz Abdou Sayer Gueye ak ñi mu àndal ci plateau bi di wax ne muy nit ku baax nit ku am diine ku am yar ku nangoo sonn ci nit maa moom xamante nañ bu yàgg ndax man maa ngi yëngu ci daayira Xaadiriya nekk vice président bu daayira Xaadiriya te Cheikh Mahed Diop jiite ko di sant oustaz Abdou Sayer Gueye bu baax a baax a baax a baax ñu taxawaay bi mu taxaw ci feebar bi mu fi amee di dëgg rek li nit ñi wax feebar bi kenn génnatuloon waaye moom rek moo amoon autorisation di dem ko dikk man mii di wax ak yow sama benn xarit benn bakkan bu ma dëkkal wàññeeku na ci waaye man sax jotuma woon a dem waaye moom moo taxaw lépp moo ko jullee moo ko jébal boromam waaw di ko sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala yàlla na yàlla yàggal taxawaayam
jaay Seydina Muhammad jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw salaamaaleykum Cheikh Mouhamadou Bassir ñoo ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la wax ni la jaajëf di nuyu monsieur le président de la république di ko ñaanal yàlla jàmm moom ak waa Sénégal gi mu jiite yëpp di ko xamal ni ko lam ñu digoon jot nañ ci jàmm ak salaam ñoo ngi koy ñaanal yàlla ci yéene ji mu am ci Sénégal pour àggale ko fu baax yàlla na ko yàlla yombalal ci barki Seydina Muhammad ñoo ngi ko ci ñaanal ndam di ko wax ni ko daal jot nañ ci kontaan nañ ci bu baax a baax yàlla na ko ci yàlla defal ndam ci barki Muhammad ok jaajëf. wa rahmatullah taala wa barakatuhu man la Ndiaw Samb nekk fii ci Milan Bergamo ñuy nuyu soxna Mbaye Thiam di nuyu suñu xarit suñu soppe suñu frère Oustaz Abdou Sayer Gueye di nuyu waa 2STV bi yépp liñ doon wax ci affaire Covid bi mooy yàlla dafa dogal ñu nekkoon Sénégal ñeneen ñu bari nekk fa gouvernement Sénégal am lu mu digoon immigré yi nga xam ne yàlla dafa dogal voie aérienne yi bi mu tëjee ñu toog fa mënuñu ñëw ñu ne dañ leen di jox kenn ku nekk 500 euros léegi nag 500 euros boobu dafa am site bu ñu ubbi woon ci internet bi ne fa ngay def sa données yépp bi yàlla dogalee man def naa demande bi defal soxna si ak ñeneen ñu def demande bi ñu toog ba diir daal ni léegi daal affaire ba jeex na joxuñu kenn te yàlla dogal na ñi ko defoon ñépp xam naa ci ñu bari joxuñu kenn amul kenn ku ñu jox donc xaalis boobu dañ ko wax nii rek day naax saay leneen li mooy au niveau d'Italie dañu ne woon bu yàlla dogalee képp koo xam ni 1000 euros dagge nga ko billet Amadou Ba moo génnoon ci télé bi wax ko image yaa ngi fi ne dinañ la delloo 200 euros boo ñibbee Italie au niveau soit au niveau de l'ambassade wala au niveau du consulat am na ci suñu représentant boo xam ni dafa woote ci consulat bi wax leen ko ñu ne ñoom de loolu yëguñu sax ni am na wala amul te loolu c'est une erreur ndax gouvernement Sénégal day dige yoo xam ne nii dara du ci sotti ndax 500 euros yi bañ ko waxee ñi ci def ñépp bari na lool waaye dara amu ci donc ñuy wax ni Sénégal li mu diggoon émigré yi gisuñu ci dara ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu suñu frère Oustaz Abdou Sayer Gueye yàlla na ko yàlla dolli jàmm ci dara yi yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di la jaajëfal ci émission bi nga xamante ni moom ngay def saa su ne pour la diaspora man nag maa ngi tudd Yaya Mbow dëkk Bergamo nekk le secrétaire adjoint de l'association des Sénégalais de Bergamo muy ASOSB nekk aussi tamit secouriste au service d'émergence et d'urgence 118 de la région Lombardia donc dund Covid bi depuis ci commencement am ak lu ci wund yépp tey nag dama ñëw nag pour participer ci plan de résilience bi nga xamante ni indi ci ay leeral pour la diaspora ndax di rafetlu nag d'abord d'ailleurs di saluer liggéey bi nga xamante ni son excellence le président Macky Sall def na ko muy maanaam yëkkati benn fonds jagleel ko ay doom yu nekk ci diaspora ndax ku ne xam na Covid 19 bi dafa impacté dans le monde entier moom mi nga xamante ni tolluwaayam ak bëgg réewam ak bëgg askanam ak bëgg ay doomam mu ne nag faw ma xalaat tamit sama doom yi nga xam ne dañoo nekk diaspora même bu dul dara ma def benn geste ci fànn boobu geste bi sax la ñuy saluer parce que moo gën a am importance mais chiffre bi amul importance mais geste bi moo am importance parce que ñun dañoo nekk fi ci réew mi Covid 19 bi impacté fii ñu ne tubaab yi seen jëm bopp jël nañu ndimbal jox ko étranger yi fi nekk boole kook seeni doom waaye seen doom yi nga xam ne dañoo nekk à l'étranger bloqué wu amul benn njiitu réew bu xalaat yëkkati alal jox ñooñu pour seen situation daal di décanter ma dem nag gëstu ji ndax nit tamit booy def ci débat wala di informer l'opinion publique na fekk nga am ay sources yu sûres na fekk aussi tamit li ngay wax nga maîtriser ko xam ko gëstu si ba nga xamante ni boo ko waxee askan bi du indi ay jiixa jaaxat ci seen bopp di rafetlu nag liggéey bu mucc ay bi nga xamante ni l'ambassadeur de Rome Pape Abdoulaye Seck def na ko di ko ci jaajëfal parce que vraiment bëgg transparence son courage sa détermination ak liñ ko dégg mu xam ni mu toll ak ni mu amee importance moo tax laata mu cee jiblu dara dafa recruter yëgal ko association yi yëgal ko daayira yi ñu tànn seeni njiit ñu ñëw mu teg leen ci benn noyau de cellule boo xamante ni ñoom ñooy gëstu pour les personnes yi nga xamante ni ñoom ñoo war a mën a bénéficier wu ci fonds bi nga xamante ni askanu Sénégal gi yëpp ko bokk man nag dama gëstu
ndax xam nga boo gëstuwul li ngay wax doo ko teg fenn te da ngay lëre bopp doomu aadama yi te loolu day indi jaax-jaax. D'ailleurs Alpha Blondy danaan la désinformation intoxique l'opinion publique dama dem gëstu indil la li nga xamante ni moom mooy tableau définitif bi nga xamante ni moo impacté mooy chiffre exact yi nga xamante ni moom moo nekk ci biir Covid-19. ma lay wax ni ñi ngi traité total dossier yi ñu traité ci 2122 dossiers la toll dans le cadre de l'assistance à la diaspora ñu tas ko nag ci ay rubrique maanaam ci ay pàcc. décès naturel d'ailleurs décès naturel foofu bëgg naa ñu taxaw fa tuuti ndax son excellence dafa ne woon ñi wàcc liggéey ci Covid bi mais moom tolluwaayam ak mbaaxam ak fonk askanam moo tax mu ne même ñi wàcc liggéey ci biir Covid bi te fekk ni du Covid moo leen wàccee ñoo ñëpp nañ leen ci boole parce que tamit ndimbal tamit war na pour seeni mbokk. nombre bi 10 la ñu jagleel bopp bu ci nekk 2000 euros muy 20 000 euros ñu ñëw ci décès Covid maanaam ñu wàcc liggéey ci mbirum mbas mi foofu am nañ ci 6 jagleel bopp bu ci nekk 2000 muy 12 000 euros ñu ñëw ci ñi nga xamante ni dañoo feebar ci mbas mi maanaam malade Covid bi ñu am ci nombre de 19 bopp bu ci nekk ñu jox la 500 euros total bi boo ko calculer 9500 euros lay doon. ñu ñëw ci personne en transit ndax personne en transit bi moo doon askan wi nga xamante ne ay sénégalais la ñu dañoo ñëw ba Italie tombeek mbas bi am ñu waroon jéggi dem feneen mbas mi tënk leen président ne ñooñu war nañoo naan war nañoo tëdd hôtel war nañu am jumtukaay ñu recensé ci 21 personnes bopp bu ci nekk ñu jagleel la 500 euros muy totalu 10 500 euros. ñu ñëw ci étudiant non boursier muy maanaam suñu doom yi nga xam ne dañoo nekk fi di jàng naam am na lu ñuy jot ci nguur Italie mais amuñu bourse mu xalaat tamit ci ñooñu parce que ñoom ñooy le futur de demain ñu recensé ci 44 jeunes ay étudiants mu jagle leen kenn ku ci nekk 200 euros muy 8800 euros. ñu ñëw ci retraité yi ndax ku ne xam ne Italie retraité yi fi nekk suñu mbokk moodu yi bi ñu retraité naam am na lu ñuy jot ci INPS mooy maanaam institut de prévoyance mooy maanaam équivalent wu IPRES am nañ ci ñett ñu jagle leen kenn ku ci nekk 300 euros muy 900 euros. ñu ñëw ci situation de vulnérabilité muy maanaam ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen di ginnaaw foofu chiffre boobu moo gën a élevé ndax bu ñu fàtte ni Covid bi dafa impacté sur tous les facteurs au niveau de la diaspora ñu am ci 2119 personnes ñu jox leen bopp bu ci nekk 300 boo ko xaymaa mi ngi nekk ci 635 716 total bi boo wàccee lépp mi ngi lay jox 697 416 euros te montant global bi nga xamante ni moom la autorité yi jot mi ngi toll ci 861 337 moom lañ jot euros soit 565 millions de francs CFA nga ñëw ci total bi nga xamante ni moom lañ distribué mu nekk 679 416 euros boo ko xaymaa ci CFA mu jox la 457 474 CFA restant bi mi ngi nekk 163 921 euros 163 921 euros boo ko xaymaa mu jox la 107 525 093 CFA loolu mooy chiffre yu exact yi am bu ñu fàtte ni nag li tax ma dellu di wax ni geste bi nga xamante ni son excellence le président Macky Sall def na ko pour la diaspora moom la ñu war a saluer ndax bu ñu fàtte ni Italie ci na mu tëddee du Italie wërngal këpp rek la ñu distribuer xaalis bi ndax man mi di wax ak yow suñu président association daf ma boole woon ci ñi nga xamante ni ñoo doon gunge moodu yi ak faatu yi ak xale yi nga xam ne dañoo war a bindu ci plateforme bi on était au nombre de 4 ñun ñi nga xam ne ñoo féete secrétariat dañ daan toog ci Lombardia bi ay nit ñu nekk ba Sicile sud muy maanaam nga nekk Dakar ki nekk Fouta woo la envoyé la ay documents am ci WhatsApp nga defal ko demande online bi woo ko jox ko confirmation ba mu am numéro officiel mais nag du ñëpp ñoo mën a xaj ci alal ji ndax demande yi ñu jot moo jéggi dayoo moo bari ndax bu ñu fàtt ni du ci Italie rek ndax Italie dafa am tamit yeneen dëkk yu ñu toftal ci moom yoo xamante ni li askan bi xamul ñoom it ci fond boobu la ñu bokk te tey dama la koy limal mu leer ci bopp askan bi muy maanaam
dëkk yooyu Chypre ci la bokk Bosnie-Herzégovine ci la bokk Malte ci la bokk Grèce ci la bokk San Marino ci la bokk ak Vatican kon boo xaymaa ñooñu Vatican rek la fa nekk ci peuple mucc na ayib nga boole suñu mbokk yi nekk Grèce nga jël Bosnie-Herzégovine muy maanaam Europe de l'Est ñooñu bu ñu leen taftalee boole leen ci Italie ak nombre de Sénégalais bi nekk fii vraiment bu ñu demee ba def ci liggéey bu mel nii ñu bëri woo ma jox ma confirmation sant ma man parce que dama leen dimbali rek pour def le remplissage sur la plateforme ne ma jot nañu kon dama ci sant yàlla di ci gërëm nag son excellence le président Macky Sall di ci gërëm tamit l'ambassadeur Pape Abdoulaye Seck. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk sénégalais yi nekk fii Calabria yëpp man la Amady Dia ñu gën ma ko xamee ci Massaw Dia waaye yàlla def ne ku ñuy wax sëñ Bass Faye moom ma dugaloon ci ndimbal buy ambassade biy joxe mon excellence ah man de bokk naa ci ñu ko jot ñu ngi koy rafetlu lool ñu nga wax ñu daal suñ président Macky Sall ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax loolu mu ñuy yónnee de xeebuñ ko benn yoon ndax dugal nañ ko fu mu war a dugal ndax ci dañ ci fan yëpp ci lañ ci doon dundee feebar bi ndax yàlla dafa def fii ma nekk nii néeg kër gi ma nekk man ak sama xar mbokk ay Gambien ñoo ci nekk ñaari Sénégal ak ñaari Gambien ba ma ci jotee nag def naa fi mu ko war a def ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm monsieur le président jërëjëf. tey nag damay ñëw ci Sall Ngari Lamtoro Bourgueda di notre président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall. vraiment di la remercier bu baax a baax ñun Fatou Fatou yi nekk fii en Italie Modou vraiment jot nañ xaalis bi bari na trop macha allah di la ñaanal yàlla defal la jàmm defal la sutura yéen bi dis na trop Sall Ngari Lamtoro Bourgueda waaye yàlla na ko suñu borom bi subhanahu wa taala oyofal vraiment kontaan nañu trop di la ñaanal yàlla defal la jàmm nga mun di gérer Sénégal incha allah rabbi je suis la petite sœur de Bass Faye merci beaucoup. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziare maa ngi tudd Talla Diakhoumpa dëkk région Calabria dëkk ci province bi ñuy wax Cosenza kàddu gi di bàyyi ko fii ci Italie ma dellu si di waxtaan sama mbokku sénégalais yi ndax fan yi ci gannaaw maa ngi dégg ñu bari ñi ngi wax na aide Covid bi 1% jotuñ ci xaalis bi loolu nag dama jàpp ne lu ko lal dëgg lalu ko dama jàpp ne ñay wax loolu it la ñuy wax jubluñ ci defar ndax li tax man ma am sañ-sañu wax ndax suñu borom daa def ma bokk ci comité bi nga xam ne moo nekk juridiction Rome ma nekk benn ci représentant sénégalais yi nga xam ne ñoo dëkk région de Calabria ñu bokk ci comité boo xam ne 8 régions ñoo ci nekk mu nekk Sicile Sardegna Calabria Puglia Abruzzo Marche Toscana Lazio ñu ciy liggéey liggéey bu am solo ak suñu mbokk yi ngi sénégalais yi ma xamal leen ne leen ñu ci bari ñi ngi wax li ñuy wax teguñ ko ci yoon xamuñ ko maîtriser wuñ ko amuñ ci sens tamit ndax maanaam damay wax ne ndimbali bu mu jógee son excellence l'ambassadeur facilité sénégalais yi tâche bi Italie moo tax mu def ko ñetti pàcc def ko ñetti juridiction bu ko neexoon mu def ko benn juridiction ndax ñu ngi nekkoon ci comité bi wax nañu ko du benn du ñaar aussi tamit ma jàpp ne député de la diaspora yi ñoom ku mel ni Nanko Seck ñun ñoo bokkoon commission jàpp naa ne aussi moom bu déggee nit ñi di wax lool moom taxawaayam moo nekkoon mu génn wax na loolu amul ndax toog nañu réunion di valider ay dossiers saa su ne mu ko fay fekk kon li may dellu si waat di wax rek déjà damay sant président si xalaat bi mu am pour jël xaalis boobu jagleel ko diaspora di wax di ko sant aussi si ñaan gi ñu ko ñaanoon na ko yàlla nañ ko defal phase 3 ñoo xam ne phase 3 mi ngi ñëw mais balaa maa dem ci phase 3 bi damay wax phase 2 bi ak phase 1 bi nga xam ne li jot liggéey bëri na ndax sénégalais yi bëri ñi ngi wax mais ci gàttal on a eu à valider si liste bi nga xam ne le 9 juin la woon
boobu nga xam dañoo dem def compte rendu mooy le point la situation parce que tamit ndogal li bu jógee ministère bi jógee ci Sénégal tamit il faut ñu taxaw def point bi le 9 juin bi ñuy wax on avait 2222 dossiers déjà validés ma jàpp ne si xaalis bi dugg Italie yëpp mu nekk ci 565 millions buñ ko répartiré Sénégalais yi lu ñu bëri lu mat 3000 Sénégalais mënuñ jot ci phase 1 beeg 2 bi kon nit ñi tamit bu ñuy wax nañu wax te yàlla rek tax nañu wax ne xaalis bi nii la taxawee suñu sañoon ñu yokk loolu dëgg la président dégg nañu def na phase 3 nañ xaar moo yegg si ñuy boole ci liggéey mais li am mooy yàqkat yi nga xam dañoo taxaw ci biti ne nañ ay responsable lañ ay président association lañ dégg naa sax yenn président yi dëkk Toscana ak ñeneen ak ñeneen ñi wax jàpp naa ne Toscana suñu juridiction la bokk te am nañ ay responsable politique ñoom yoo xam ne am nañ ay responsable yoo xam ne bokk nañ ci association yi ñoom it am nañ ay responsable yoo xam ne bokk nañ ci daayira yi kon ñooñu ñi ngi woon ci biir comité bi am na ci kon ñooñu mën nañ leen jox information mais nag li gàtt li may wax rek li gàtt mooy liggéey bi les Sénégalais man de région Calabria laa xam ak 8 régions yi nga xam ne bokk naa ci peut-être nag am na inégalité par rapport à les régions am na région yoo xam ne ñoo ëppale fuuf yenn régions yi parce que si demande yi ni ñu ko dem tiré noonu lañ ko dem joxe waaye loolu cela n'empêche rien que liggéey bi wax dëgg yàlla mën naa am nat sooxe ndax c'est une première fois mais nag Sénégalais yi jot nañ bel et bien seen xaalis waaw on a eu décès am nañ ay décès Covid yoo xam ne fay nañ leen am nañ ay malade Covid yoo xam ne fay nañ leen am nañ ay transit yoo xam ne fay nañ leen am na ay vulnérabilité ak ay étudiants man région Calabria université de Cosenza de Rende ak université de la Calabria man sama bopp j'ai comme tant que responsable si comité bi de la juridiction de Rome les 9 étudiants sénégalais yi fa nekk te amul bourse ñoom les 9 étudiants ont été tous payés te dinaa leen indil ay vidéo yu koy firndeel ak étudiants yu koy wax kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne nit ki lépp lu muy wax da ko war a maîtriser bu koy wax it da cee war a set yàlla ak akulaay tàllaam waaw loo xamul nag boo ci bëggee wax da ngay làkki ñu koy xam ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. voilà suma gars yi def naa loolu leer na donc kenn du ma accuser naan non da nga jël rek ñi nga xam ne jot dañ dugg na fi génn vidéo yi gis nga waa 2S dañ ko sax dagg man dama leen ko bàyyi complètement mu jàll donc ngeen dégg seen raisonnement ñoom ñëpp mënuñu jàll yëpp parce que vidéo yi mu jot fa bari mais nag man dagguma leen dama leen ko tegal ngeen dégg ko loo leen déggoon daggit fee dégg ngeen ko intégralement fii mu taxaw voilà di ci bi mujj nga am na yoo xam ne ñoom jàllalewuñ ko te jot nañ vidéo yi mais man dugalal naa leen ko fii ngeen dégg ko voilà di ci saluer sama frère Yaya waaw bokk ci association bu mag bu nekk fii ci Bergamo voilà mu ngi noonu gis ngeen moom tam ay chiffres indil comme ni ko Yankoba defee parce que nit ki xam dama dégg naa wóorul nit ki nga xam ne moo yor lu wóor boo jëlee si téléphone bi nga woo ko ak koo mën a doon bu dee homme de média nga ñooñ nga war a waxal ñu wax la lu chiffres yu leer nga xam ne ëllëg ku la ca accusé nga ne diw moom wax diw il mooy direct intéressé voilà dafa naa Yankoba ay chiffres leen indil ay numéro tegal leen ku bëgg a dégg dëgg nga dégg ko ku bëgg a dégg safaan ba nag loolu neex nga interpréter parce que loolu mooy démocratie voilà noonu la ko Yaya mii defee di ko saluer voilà di ko nuyu di nuyu waa Diaspora Vision ñoom ñëpp ñoom Augustin ñoom Sophie Dior El Hadj Kabo ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu frères yi di leen saluer bu baax parce que ñoom tam ñu ngi ci liggéey nañ ci liggéey yu am solo vraiment jéem nañ def tout pour leeral Sénégalais yi lépp loo xam ne am na voilà mais nit nag mën a jóge fee ñëw dóor benn affaire am xam nga teg ko fee te tegu ko fenn sincèrement tegu ko ci ay argument yoo xam yu wóor la quoi lu dul xalaatu boppam la parce que man mii sama xalaat bu may wax te laajuma kenn sama opinion lay joxe mais sama opinion ça veut pas dire que c'est la vérité absolue man lépp lu ma leen di wax fii damay dem ma laaj ña nga xam ñoom la concerné comme ni ma ko wax au début ñu wax ma ñëw tegal leen ko jeex na bu fen di am ñoom ñoo fen du man mii kooku dafa war a leer donc buñ jógee ci loolu sote ko deuxième bi très rapidement du ma ci yàgg mooy affaire Mali bi yéen a koy dégg ngeen ci version bu nekk opposant Macky Sall yi lan la ñuy profito dégg naa fi ay oto bu lakkoon nag président be xam nga IBK moom Macky Sall ñoo nekkoon ci biir oto ba lakk na ay misaal dara misaal amu ci
accident la woon bu normal te documenté nañ ko voilà président dara dalu ko ci rek ça n'a rien à faire avec li nga xam moo xew Mali tey ok kooku dafa war a leer ok deuxièmement opposants yi lan lay wut mooy ñoo xam ne balaa lii di am Mali bis bu ne ngeen dégg leen fi nañ wut nuñ taale Sénégal te xoolal par hasard kenn nekku ci Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi en Europe dem leen ngeen rey dégg naa fi ñoo xam ne Mali xam nga ñaata deret moo fa turu Sénégal 0 mort kooku nag ku toog ci Europe di ñaanal Sénégal ay mort yu am Mali xam nga ne kooku bu dee Sénégal lay xeexal war ngeen ko xalaatat quoi voilà kuy xeexal bu dee yoon loolu ngeen gëm jël leen ngeen bàyyi seen ay être ngeen dem Sénégal ngeen jiite loolu dem leen ngeen def ko mais toog ci Europe nekk sa donkaasi gi di ñu woon ay bien yu kenn xamut ba pare naan Sénégal dañ war a dee te bien yi nga am demoo nga investir ko Sénégal ge bu dee yow Sénégal moo la ñor dañoo xiif dañoo mar amuñu liggéey jeunesse bi et tout da ngay dem ci Europe nga am lu amagus néew wala ñenn européens ya nga séqal ngeen am seen tuuteekus néew yóbbu leen Sénégal ñu investir xale yooyu ngay jooyal nga jël leen ñuy liggéey foofu loolu moom moo gën waaye ñëw di ñu gondi fii ay am naa léegi dugg na fekkee nañ bàyyi yooyu amul njariñ wa ilaa ñu ne buñ xeexal Sénégal man déggu leen ma ne damay xeexal Sénégal xeexal lu mu benn Sénégal luy dëgg ba la ñuy wax pare ca Sénégal lay xeexal ak nañ reyanteeg nañ taal Sénégal te nekk fii di ko wax bu ma leen ko waxee ne mën naa fex nga way bu ma gëmoon yooyu ngeen gëm jeune du ma toog fii Italie di wax ak yéen de Sénégal lay teg live en direct maa ngi nii damay dem palais ba damay déloger Macky Sall wala damay dem di grève ak damay def yii mais ne ci Europe naan dem leen deret ji tuuru ñu génnee deret tuuru fa nga ñëw di ma ko woon ci ay vidéo yow mi yaa bañ Sénégal voilà ban rapport la am li xew Mali ak li xew Sénégal Macky Sall dañ ko voté 58,27% mu neex leen ak mu naqari leen yéen bu leen di critiquer naan ay situation ñoo yam ak même destin bi la ñuy am waxu leen dëgg tey waxu leen ko suba Macky Sall dañ ko fal pour 5 ans ñee ñuy déloger tey def ay coup d'état dañoo dem ba seen mandat jeex régulier ñu ne nañ fay toog kooku dictature la mën a nekk kooku ñoom am nañ droit ñu def ko waaye mënu leen ma falal Macky Sall respecté leen 58,27% yooyu nga xam ñoo ko voté c'est pas parce que l'opposition ñoom ñooy décider gannaaw lay am na Mali nañ dem armée bi nañ génn di ko def nañ dem génne Macky Sall ngeen teg ko fan ngeen teg sénégalais yi nga xam ne ñu ngi koy xalaat ku wuuteeg seen xalaat yéen vous êtes qui yéen ñi minorance yéen war a décider luy xew Sénégal mais il faut réfléchir avant de parler les gars Macky Sall bu leen koy daaneel 2024 même bu doon dafa def élection dem leen ngeen votel ko contre bu dee am ngeen doole boobu mais yéen compté wu leen dara Sénégal ça veut dire que vous ne comptez rien yéen ay coup d'état ngeen di xalaat ak ay nañ ko déloger na militaire yi dem ak na dugg fee génn ak na dara ji tuuru parce que amu leen beneen solution kooku yéen ngeen ne Sénégal ngeen di xeexal Sénégal yi ngeen bëgg te ngeen ne ci Europe yor seeni famille vous êtes bien vous êtes am ngeen xaalis am ngeen alal am ngeen assistance am ngeen lépp lu Sénégalais di jooy ne Sénégalais yi ngeen di jooyal yéen lu tax dem leen ngeen jooy kook ñoom réfléchir leen bala ngeen a génn fii rëy lamiñ di mbatatati nit ñi di leen tàccu ci zéro ku leen di tàccu ne leen wax lu tax nga looy def foofu yow ñëwal fii nga xeex ko ak ñun bu coonoy am nga def ko ak ñun voilà bu deret di tuuru na sa deret tuuru yow avant tout waaye il faut ngeen toog en Europe di dégg ne Mali daal deret tuuru na fa Sénégal deret dafa war a tuuru ngeen yeewu jël deret jooju naan xool leen Macky Sall lii Macky Sall la Macky Sall dañ ko fal 5 ans suñu demee ba 2024 bien que semaine passée tegal naan avocat boo xam il n'est pas avec Macky Sall daf leen ko leeral Macky Sall 7 ans yi bokk ci Macky Sall il a 2 ans bu ko neexee mu def ko 5 yii mu jàll ak yii mu gañewaat bii mu gañe ni bu ko neexee defaat ba beneen moom noo ko décidé ne defuma ko te wax na leen ko au début donc boo jeewoo chaque jour nga dégg ñu naan dafa war a génn leeral ban leeral la fi war a génn ci waat loolu ñëw na leen am na ci droit mais soxlawu ko mais xaar leen ba au moins 2024 yooyu bu ñëwee di ko wax bu fa tension amee sax boo xam dëgg doo leen ko teg fenn tegu leen ko ci dëgg ñu mën leen sax comprendre mais 1 an après son élection et il a droit à 5 ans ngeen dégg ay Mali ay Côte d'Ivoire lee am na fa ngeen bëgg ñëw ne non on doit appliquer la même chose au Sénégal parce que amu leen beneen solution amu leen argument amu leen tous seen leader yi duñ dara lu dul ay dem déloger la nañ dem reyante nañ tur ay dara ñoom ñu tëdd seen protéger leen ci seen kër yi ak seen jabar ak seen i doom yi jabar ñoom ñooy dem di dee
yow nga nekk Europe yow protéger sa ak wala Amérique wala fu la neex protéger sa famille et tout di toog ci vidéo rek dafa yomb quoi teg sa téléphone di enregistrer ne dara ji tuuru ma ñëw di ko wane ci ay vidéo te yéen a bañ sénégalais yi sénégalais bu leen di déglu du nit voilà dem leen ngeen jiite loolu bu leen ko gëmee bu dee da ngeen ne Sénégal ngeen di xeexal dem leen sur le terrain sinon bu leen ñu rey gëmu leen tous seen ay intérêt bopp ngeen gëm seen ay intérêt Europe ngeen koy defal Amérique defu leen dara Sénégal loolu leen amaku si néew sax ci Europe ngeen koy investir leen ko Sénégal te pourtant yéenay taxaw fi naan tubaab yi dañuy ñëw ñu leen jox suñ tool yeeg ñu leen di jox suñu ay yëpp bu fekkee ne yéen ñi lu ngeen amaku si néew Europe ñi nga xam ne mën na jënd seen i maam yéen ngeen di ñëw di leen jéem a dénn ñoom doole wàcc seen réew mais ngeen ne moom ngeen di xeexal di leen xalaat ci li ngeen di wax dëgg neexul de xasuma kenn adressé mu kenn lépp lu am c'est purement casuel dafa war a leer dama bëgg seen ay wax am benn correspondance ak seen idée li ngeen di wax ak réalité ngeen koy boole mu nekk benn waaw man mënuma am suma alal ma ne dama koy def Italie bii ne damay xeexal Sénégal alal bu ma doon def fii dama koy yóbbu ci réew mais bu gouvernement deful Macky Sall deful Abdoulaye Wade deful Abdou Diouf deful man ma def ci la ma mën a kus néew bu may jël 10 personnes tax ñu liggéey ci alal yi nga xam ne si ñëw naa lijjanti ko fii émigré ba am ko du ma ko def fii parce que ñii mën na ñoo jënd ba jënd sama maam mënu ma fee am alal ba jaay leen ko voilà mënu ma ko fee am ba jaay leen ko surtout koo xam ne fii ci réew mi la nekk bu ëllëgee mën na ma mbaq ca biti man ne fii di bàkkoo ay alal yaa maa am léegi maa am lii loo am yóbbu ko sa réew mais gannaaw ñoom ngay jooyal pauvreté boobu demal nga tagal leen ko loolu mooy fulla ja waaw attaque wu ma kenn nag dëgg rek laay wax ku ci gis sa bopp xoolaatal xalaataatal ci li ma la wax nii voilà loolu mooy wax ja rapport ba am Mali ak li am Sénégal ça fait 2 Macky Sall 5 ans yi nekk leen ba mu mat 2024 bien qu'il a le plein droit du 3e loolu ngeen di woy 3e mandat 2e la mais wax na fii nit ñëpp dégg man mii ànd ak moom tegal naa leen ko fii mu ne wutuma 3e mandat tegu ko fa lan ngeen bëgg nag chaque jour kilifa di génn naan day répondre ay golo yu ne fii ay xurum xàcc yoo xam ne fii leen taxaw naan ay kilifa diine yi ñoom ils sont complices lañu ñu kenn xamul yow dafa nga ne yow xurum xàcc xalif général des mourides des Tidiane des Laayeen des Ñaseen des cene ba nam nga leen jàppe ay waaye troglodytes yi nga leen jàppe ñoo xam ne ñoom xamuñu lan mooy information dañ leen tëj ci ay néeg quoi ñoom xamuñu luy xew ci àdduna il faut que ñooñu nga naan ay soi-disant ñoom ñoo leen wër ñoom ils sont ay intellectuels ñii nga leen jàpp ñee la ñuy lijjanti ci suuf lañ koy lijjanti nekkul ci ay live di ko wax dafa war a leer waaye lépp looy def lépp lu xew ci àdduna Sénégal waxuma la Sénégal luy xew ci àdduna ñu ngi koy xam 24 heures sur 24 waaw ils sont super informés waxuma la information leen di jox ni président Macky Sall amee information générale ci lépp ci réew ma extérieur noonu la ko xalif boo fa gis moom la yor portable yi ngeen yor portable lañ yor di déglu di xam di def lépp waxuñu benn bëkk néeg bu ñëw di leen informer li bëkk néeg bi wax rek moo am déedéet donc taxawuñ ci golo xale boo xam ne démb lay doog a juddu un rappeur failli un gosse qui n'a jamais bossé dans sa vie lu dul ne fii di rey nit ñeeg coow bu ñu ko tëjee ci kaso bi muy deedeelu nit ñëw fi naan dafa feebar ak bu dee ci kaso bi nangam di menacer ay état boo génnee normalal ngay wax dëgg di wax nit ñi luñ mën a dégg nga dem liggéeyi xale nga tu es jeune waaye ne fii bu ñëwee kàcc ay kàcceem nit ñi dajale ay xaalis di ko jox fii deuxième partie bi gis nga millions yam dajale woon jeex na léegi mu ngi bëgg a jeexaat yu ndaw yi ñu ko jox da ngay gis mu commencé waat génn dóor affaire am yi xalif généraux yi ils n'ont pas besoin ci benn bëkk nekk bu leen di leeral ñoo la gën a informé wu 100 000 fois mu ci bu mu ci mën a doon nag du benn golo bu tekkiwul dara koy doog a judd un vaurien moom mooy ñëw naan da leen di informer ils sont pas informés quoi mais tu te prends pour qui xalif général bu mu mën a doon dina toog xurum xàcc di ko gën a am information ci réew mi kooku kon la mu doon motu ko waaw na ñooñ bu ñu leen gisul ci zaahir sax ci baatin nga xam nañ loo xam ne say maam xamuñu ko yow looloo tax ñu nekk xalifa ngeen topp seen gannaaw waaw ñu déglu di leen sukkal di leen raamal am na lu tax donc booy def si yenn sorte yi na nga ko xalaataat bu baax waaw sama yaay yee ma jur barki dem rek laa ko wax ma ne ko yaay
am na ay temps de sama paay bu doon dund tey jii nga xam ne da ngay jël téléphone bi jël WhatsApp di ma yónnee message heure bu ma neexee heure bu la neexee nga bës bouton bi yónnee ma dégg ko ci ay seconde ma wuy la ma ne ko ah yaay am na ay temps de lii ku la ko waxoon da nga ko weddi daf koo doon weddi temps yooyu téléphone laa la waxuma la kër waaye quartier ba xëy na benn téléphone moo fay nekk bu la doon soxla dañuy dem wooyu ko kër ñëwul sa doom mu ngi lay woo wala ñu bind la lettre mu def ci 2 mois boo nekkee Europe muy doog agsi léegi loolu amatut yàlla def na ko donc bu dee sama ndey sa yaay sa maam ñoom ñoo dem ba yor portable yii di bës di yónnee ay message di yónnee ay vidéo seeni doom ak seeni am di jàmm ak seeni mbokk instant bu nekk astumaak nag xalif général des mourides ou des tidiane des layen des ñaseen des cene ba kii que ce soit dañuy xaar xurum xàcc un vaurien gone gu tuuti nangu la liggéey musta liggéey yorul parto yorul place mooy ñëw taxaw naan leen di critiquer mais waaye yow tu dois avoir honte mon cher foofu laa yem ak gars yi ba ci fan yi Xaadim Ngay Tebe la tudd boo ci bindu woon na nga ci bindu man moom raat lay wax amul féete fii wala féete fee voilà kum neex baax na kum naq yaa xam sama chaîne obligé kenn boo fiy commenté xamal looy wax boo ko deful kenn du la gis bloqué sa maam signalé sa maam noonu laay def peace and love guys boo koy def nag bësal cloche bi activé ko lépp lu ma dugg nga gis ko ba ci fan yi incha allah rabbi jërë ngeen jëf peace